Midi Culture. collectif bi ñu duppee ñoo lànk ñoo bañ aju may tey jii géeje waaye la ñuy utaliwaat waaye bi la yoon nee nañ kon tànk ak tànk mbagg ak mbagg la ñuy def dugg ci biir kër yi jéebaane kon njëgul courant bi ñu yokk fekk booba juróom-ñeenti ndaw yanu jàppe woon ca buntu camp pénal ba bàyyi nañ leen waaye kon bi ñu génnee li ñu wax moo di ne du ñu dellu gannaaw lu dul ni danoo bàyyi ñoom Guy Marius Sagna ñu génn ca biir kaso ba ñu leen téye Abdou Karim Fofana di jëwriñ ci sàll wàllum urbanisme ak dëkkuwaay yeeg lu ca jëm nee na kon seetal bi nga xam si ëllëg le président Macky Sall wax ni ci lañ koy tàmbalee ca Mermoz bu kenn yaakaar ne ay koppar da caa am maître Omar Youm di jëwriñ ci sàllo wàllu dem beeg dikk bi ne kon xel xalaatut benn yoon kon permis yeeg dat ban ca jàppoon ñu koy dàqaat ba jëmmi jamono reportage bi tey ñuy waxtaane sedd bi nga xam si moo dugg si ak jaaykatu këriñ yaaka nan ciy gisee seen bopp li mbokkeek leneen buñ ci noppee den ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jegleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon dogal bi président Macky Sall jël ni ki démb tuddee Grand Théâtre National ndem si yàlla Doudou Ndiaye Coumba Rose leneen lu ñuy waxtaane ci bii lay jotaayu xibaar moo di grand bal bi Youssou Ndour di amal ak waa Super Étoile ni ki ëllëg ci samedi ji fële ca Cissesse gannaaw nam ko defee ca Mbour ak Saint-Louis dinañ utali itam Pikine wax ci li nu fa duppee Afrique culture urbaine nataal bi gan géeg yéeglekaay xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëgg yi moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture ngeen ci ànd ak Serigne Saliou Seck maam ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel na ma leen ko xëcc ca bopp ba rek laay duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon collectif bi ñu duppee ñoo lànk ñoo bañ tey jii ci aljuma ji kon nee nañ toogaanu ñaxtu la ñuy amal bi la yoon sax géeje waaye la ñuy utali waat waaye kon ci beneen anim ndax dañuy dugg ci biir kër yi maanaam daal di jéebaane li nga xam si moo di njëgul courant bi nga xam si dañ ko yokku ak la tax nguur gi war koo def ak la taxit mu war caa dellu gannaaw fekk booba kon juróom-ñeenti ndaw yi nga xam si dañoo bokk ci ñu duppee seen bopp gilet rouge yi ñoom démb dañoo xëyoon toogaanu fële ca fi nga xam si moo di buntu camp pénal waaye nag ca mujjantal ga dañ leen a tegoon loxo ba démb lañ leen di soog a bàyyi ba ñu génnee nag li ñu xamle moo di ne ñoom du ñu dellu gannaaw lu dul ni dañoo bàyyi Guy Marius Sagna ak ñaar ña ca des teen tee leen ca biir kaso bu camp pénal ñu teewlu ci loolu ki yore seen kàddu di Cheikh Ngaydo. satisfaction lañ ci am rek ndax dëgg fa yàlla seen place nekkutoon foofu ndax ñu téye leen depuis le 31 décembre bàyyi leen fa ba tey di leen di bàyyi ñu dem ñibbi seen kër wax dëgg fa yàlla dañ gis ne jàpp bi amul benn importance te seen place nekkutoon foofu noonu donc lu ñu mën a def rek mooy di naqarlu li nga xamante ni moom moo ci am déjà arrestation bi vraiment amutoon raison d'être tardeloo ay nit ñu waroon nekk ci seen i occupation nga téye leen pour un certain temps après ne leen dem leen ñibbi seen kër vraiment c'est du n'importe quoi et vraiment loolu tardeloo leen seen temps donc di ko ñaawlu bu baax a baax encore une fois de xam nga il faut ñu xam leen ñii seen arrestation mu ngi juddu ci li nga xamante ni dañoo jógoon ne dañuy soutenir suñuy camarades yi nga xamante ni ñoo nekk Guy Marius Sagna Leuz Def Tek ak Ousmane Sarr donc tey dañuy continuer suñuy plan d'action parce que bàyyi ñi nekkutoon objectif ñi nekkutoon objectif bi suñu objectif mooy Guy Marius Sagna Ousmane Sarr ak Leuz bi nga xamante ni ñu ngi toujours prison ñu toppee leen même chef d'inculpation yi nga xamante ni moom lañ toppee woon le docteur Babacar Diop moom lañ toppee woon les 5 étudiants et jusqu'à présent ñu ngi leen retenir foofu noonu ñun suñu combat loolu la mais aussi ak augmentation prix électricité bi donc lii yëpp dañoo jàpp ne ay distraction la c'est juste pour nous dire que ne ok concentrez-vous sur vos camarades qui ont été arrêtés et fàtte leen Guy Marius Sagna fàtte leen problème mu électricité bi donc suñuy plan d'action dinañ continuer di ko def et on va continuer de nous combattre pour vraiment li nga xamante ni moom moo nekk di dox ci réew mi mu jóge fi une bonne fois pour toutes. kaddu yi Cheikh Ngaydo mi doon wax kon ci turu ñi duppee seen bopp gilet rouge ñu wax kon ci kaddu yi fi président Macky Sall yëkkati woon keroog bi muy amal discours à la nation nekkoon niki ñeenti fan bi di ëllëg ci samedi ji dañuy daal di door ay seetal ngir réew mi gën a set loolee nag ñu nar koo tàmbalee ci Mermoz gi nga xam si fa la dëkkee loolu nag tax ba jëwriñ ji sàllo wàllum dëkkuwaay di Abdou Karim Fofana di leeral ni amul benn koppar boo xam si da cay daal di jugo waaye tamit amul xaaj ak seen ñëpp la daal di war ñu teewlu ci loolu jëwriñ jooje di Abdou Karim Fofana. waaw président de la république xam nga dafa naal ay politique yu bëri yoo xam ne li mu wund mooy fexe ba sénégalais yi di dund ci dundin bi gën loolu nag bokk na ci setal sa gox bokk na ci fexe ñu ci ëpp moom kër gi ñu dëkk waaye bokk na ci tamit ñu lijjanti mbiru plastique ak yeneen loolu nag yeesal suñu environnement ci la bokk suñu dëkkuwaay yeeg yu mel noonu moo tax nag mu ne dafa bëgg à partir de samedi 4 janvier bi weer wu ne samedi bi jiitu ku ci ne fa nga dëkk yaag say am di jàmm yaag say dëkkandoo ngeen dajaloo ku ne la mu am mu andi ko kii bu fekkee bale la am kii bu fekkee dooleem la am kii bu fekkee butéelu ndox la am kii bu fekkee rato la am ku ne andi ko sénégalais yi booloo ngir mën a toppatoo seen environnement seen dëkkuwaay di setal parce que xam nañ ne Sénégal dem nañ ba espace public yi dafa doy waar ni ñu koy occupé wax dëgg dem na ba doon kersa ci ñun
moo tax ku ci ne rek dañ bëgg nga participer ci mu doon sa barkeelu ci askan bi mu doon bés bi nga xamante ne daal am nga looy génnee rek moo xam sa waxtu la moo xam sa doole la moo xam sa alal la nga def ko nee na nag buggul kenn di laaj xaalis wala ñu def ko folklore foog ne dañuy fay nit ñi wala yooyu déedéet ku ci ne fa nga ne la nga am na nga ko génnee bu fekkee jot nga am nga génnee jot bu fekkee sa doole nga am nga génnee sa doole bu fekkee da nga am oto yoo mën a abale nga abale ko bu fekkee da nga am essence bu mën a joxe lu état di woote di joxe xaalis du mobilisation politique nga bëgg sénégalais bu ne fa nga ne nga bokk opposition nga bokk pouvoir nga doon chrétien nga doon jullit ak ko nga doon séeréer nga doon alpulaar ku ci ne rek nga génn ñu jàppante loxo seetal suñu réew. mu nekkoon kàddu yi Abdou Karim Fofana ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax kon ci permis yu njëkk yaak date bi nga xam si ci lañ ko dakkaloon mu di fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bii ñu weesu loolu nag moo tax ba jëwriñ ji sàllo wàllu dem bekk dikk bi ne bu kenn yaakaar kon ñu leen di joxaat beneen date ndax loolee dàq nañ ko dàqaat ko andi na tamit ay leeral ci oto yi jaar ci kaw péage bi bés bu yàlla sàkk leeral yeeg Aminata Ba. ñetti fan ginnaaw bi enrôlement bi jeexee ci permis yu bees yi jëwriñ bi sàlloo wàllu dem beeg dikk bi Omar yu mu ne chauffeur bu ci amul doo mën a dawal. jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñi mu soxaloon dëgg pour ñu dem uti permis ci délai yi nga xam ne moom lay délai raisonnable uti nañ ko ñi ci des nag dañuy tardé dañuy jàpp ne rek waratuñu mën a dawal ak seen permis waaye nag renouvellement bi day continuer ba saa su leen neexee mën a dem def seen renouvellement waaye mënatuñu dawal nag ci permis yi nga xam ne en tout cas pour ñi nga xam ne seen permis Dakar lañ ko délivré waratuñu mën a daw ci circulation bi. lu jëm ci péage bi moom jëwriñ ji mu xam le ni lim ñi koy jëfandikoo bëri nañ. péage dafa bëri ay péage dafa am ñaari système de péage booy xool dafa am gestion bi nga xam ne sous l'autorité de Ageroute moom moo koy def mooy tronçon AIBD Mbour ak tronçon AIBD Thiès ak Ila Touba bi donc tronçon yooyu li ñuy def ci ay transactions mënu ma la ko wax exactement mais toll na ci autour de 10 000 à 14 000 transactions. jamono yi nga xamante ne permis yàgg yi doxatul tax na takk der yi tàmbalee taxaw ci tali bi ngir saytu ñi am ak ñi amagul permis yu bees yi. jaajëf Aminata Ba yegsi nañu kon ci reportage bi tey nag ñu di wax kon ci sedd bi nga xam si ci la ñu nekk ak jaaykati këriñ yi ni ñuy gisee seen bopp ndax bëri na ci askan wi ñoo xam si faw ñu booyal ci guddi gi waaye tamit ña koy jaay nee nan lan cay naqaru rek moo di ne boutique yeeg ni nu yàqee njaay ma reportage bu Kumba Ba. seddaay bi tàmbali ci ndakaaru ay bés a ngi nii ci jamono ji nag askan wi dañuy yokk seen jëfandiku ci wàllu këriñ jaaykatu këriñ yi ci seen wàll di ci gis seen bopp Yaya Diallo kenn la ci ñoom ñu fekk ko ci biir pàkkam. sant yàlla daal ku nekk sa wërsëg borom oto yi ñoo yàq commerce bi quoi ñoom au lieu ñu jaay grossiste dañuy taxaw si tali bi di jaay par benn saaku genn wala affaire yi daal moo tas. askan wi di jëfandikoo këriñ gi ngir di tàngalu waaye it aar seen bopp ci sedd bi Yacine Diop. da nga koy boyale def ci say ànd bu nekk nga def ñetti ànd la am néeg bu nekk nga def ci dama koy boyal ba mu xong cooy ma door koo suul dugal ci néeg bi waaw am na noo xam ne boo ko defee muy saxaar soosu baaxul. donte ni jaaykat yi ci jamono ji dañuy jarle bu baax teewul ñuy ñaawlu njaayum këriñ bi niñ koy defee ci jamono ji ndax yenn boutique sax dañoo dem ba dugg ci muy yàq seenub marché Mère Ami Diop di yëngu ci business su këriñ bi lu ëpp fukki at. am naa ci fukki at ak juróom-ñaar kay presque ñaar fukki tuuti ma ci manqué seddaay moom day dox tuuti waaye xam nga jamono bi moo naqari fere bi moo bëri ci kër yi daal yooyu it waaye moom day dox moom seddaay bu ñëwee dina tale mu daan doxee bu njëkk mu doxeetul na nit ñi dañoo bëri ñi koy jaay ñoo bëri loolu moo. fii ci Sénégal bu ñu ne seddaay bi door na rek lii di njaayum këriñ day gën a dox askan wi koy jëfandikoo ñu leen di ñaax ci anam biñ koy jëfandikoo ndax mën naa indi ay lorange ci wàllu wér-gi-yaram. jaajëf Kumba Ba midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu également suñu mbokk auditeurs ñi déglu partout à travers le monde. ci dendu Afrique lañ koy tàmbalee rawatina ca Mauritanie ak directeur école yi laa ci ay jumtuwaay. loolee ni nga ko waxee noonu la amee foofee ca Mauritanie nag ni ki àllarba ñaxtu gu métti moo fa amoon dañoo dem utali ji buntu présidence di sàkku rek ñu daal di amal leen ay meilleures conditions de travail rawatina ay indemnité de logement ak yu ni mel enseignants yi nag ànd ak directeur ya nekk ca école ya nekk foofee ca Mauritanie rawatina yi nekk ci région yi nga xamante ni rek
rek wër na Mauritanie ñoo ñëpp ñëw daal di defub say ngir rek mun a amal seen ndaje foofee di sàkku nag ca njiital réew moom mu daal di leen gëstu bu baax a baax ngir rek ñu mun a wéyal seen njàngale ci anam bañ koy xaaree foofee ci réew Mauritanie. Soudan la ñuy utali ak njiit ya nga xam si ña ngay dalal xelu askan wa rawatina ña yeewoo ca bët gànnaaru Darfour. foofee nag daanaka ci fan ñu weesu yëpp ay violence yu metti ñoo fa am naka noonu itam bëri na ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ak it ay camp de déplacés ak it ay villages yi nga xamante ni jot nañ ko amal ay cong ca foofee mercredi nag am na ab délégation bi nga xamante ni élimaanu jëwriñ ñi di Abdallah Hamdok ak it yeneen membre yu conseil souverain ak it ay chef de la police ay renseignements du ministre de la justice ak it procureur général ñoom it jot nañoo teew foofee ngir faire le point si situation ba am foofee délégation bi nag pour l'instant jot nañoo daje itam ak autorité locale ya leader tribaux yi ak it comité d'enquête ba leader Massaliti nag di sàkku ci pouvoir ba ñu daal di fexe rek ba confisquer ngànnaay yi su ko defee rek jàmm mun a am ca foofee. jukki pour xibaaru biti réew yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo King FM 12h12 Irak lañ koy jeexale wax ci général ba ñu fa faat. général ba la ñu fa faat nit ki tey mu nekk li nga xamante ni nag ña nga xam jot nañ koo fekkee maanaam témoin ya nee nañu daal ab li ñu tuddee drone bu waa Amérique ñoom ñoo daal di bombardé foofee ba tax mu général ba daal di cay ñàkk bakkanam ca otom nag lañ ko fekkoon foofee moom nag di général bu puissant général iranien tudd Qassem Soleimani naka noonu itam président bu Irak di sàkku ci askan bu ñu ànd ak daal donte ni sax ñoom pare woon nañu ngir rek daal di mën a amal seen riposte foofee ca Irak. jaajëf. lii moo fi gënoon fës ci xibaar bi ci réew mi xam naa loolu nga doon xaar. jaajëf Penda Pape kay toog. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu bàkk boobee kon xibaaru tàggat yaram mi lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu. football lañ koy tàmbalee wax ci coupe bi ñu duppee Ousmane Tanor Dieng mu mel ni xam nañ ña war a daje ci 8e de finale yi. tirage au sort bi démb lañu ko amal ci dalluwaayu au conseil des collectivités territoriales 8e de finale yi juróom-benn fan ci weeru janvier lañu koy amal affiche nag nii la tëddee ay Saloum dina tase ak Don Bosco dëkkandoo bu Louga dina laale ak Sali Sport Club Coton Sport moom di tase ak Olympique bu Ngor US Matam moom Jeanne d'Arc bu Ndakaaru la fas yéene amal ak jongante Olympique de Ngor US Rail daañu tase beneen jongante AJ Sokone ak HLM Grand Yoff Zik Inter AC Mansakunda bu Bambali lay dajel jongante bu mujj bi diggante Oslo lay doon ak AS Kaffrine ginnaaw loolu daañu amal quart de finale yi juróom-ñetti fan ci weeru janvier demi-finale yi fukki fan ci weeru janvier au conseil des collectivités territoriales bi nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite jël nañu ak subvention gu toll ci fukki millions ci francs CFA jébbal ko ligue amateur bi nga xam ne moo organiser xew-xew bi. mi ngi noonu dañuy wax kon ci Premier League Angleterre bi Liverpool di gën di wane boppam. ci championnat bu Premier League bi nga xam ne Liverpool mu ngay gën di wéy ci bopp classement ba Sadio Mané démb moo dugal ñaareelu but bu njëkk bi mu def passe décisif ki nga xam ne moo di Mohamed Salah ba mu dugal ba tax Liverpool di wéy rek di ñàkk défaite ci li nga xam ne moom mooy championnat bu Premier League bi ba ndëgëni si amagu ca benn défaite démb dañoo daan Sheffield ñaari bal ci dara ba tax Liverpool moo nekk ci bopp championnat bu Angleterre ak juróom fukki poñ ak juróom-ñett ak benn match boo xam ne da ko war a dabul Leicester mi nekk ci ñaareelu place bi fukki poñ ak ñett la ko Liverpool rawee Manchester City moom mu ngi ci ñetteelu place bi fukki poñ ak ñeent la Liverpool bu Sadio Mané dal di leen rawee. xibaaru tàggat yaram yi wàllum làmb lañ koy jeexee rawatina ci saison 2020 bi ñuy dugg mu mel ni kon kenn dootul tëgg làmb ca stade Léopold Sédar Senghor. lu ko dalee at mi promoteur yëpp seeni lamb ca arène nationale bu Pikine lañu koy tëggee ñoom sax daanu ko xamle ñoom promoteur yooyee fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu jëm ca stade Iba Mar Diop ci ab gala boo xam ne dañu ko dara jaale jëwriñ ju dénk wàllum tàggat yaram Matar Ba loolee ki ko xamle moo di Mbaye Jacques Diop di conseiller technique ci wàllu communication ci ministère des sports.
xam nga arène nationale bi soo xoolee pendant remise bi ñu remettre le clé ba mettre ko à la disposition des acteurs de la lutte les promoteurs dañu xawoon réticents un peu mais ils se sont rendu compte que arène nationale dafa am ay avantages parce que doo jënd suuf doo amul benn logistique boo fa yóbbu du lul yow sa ay billet nga fa yóbbu jaay dem amul sonorisation alors que yeneen stades yi di nga jënd suuf di nga jut barrière di nga fay ay sonorisation di nga fay ay manœuvre ak yooyu yëpp alors que arène nationale bi amul loolu ba tax na ñoom bi ñu amee waxtaan ak ñi nga xam ne moom mooy jawrinu sport bi muy ministre Matar Ba ñoom dañ ko fas yéene sargal le 12 janvier stadium Iba Mar Diop ci moo doon dernier combat bi am stadium Iba Mar Diop parce que promoteur ñoom ñoo ko wax dañ ko bëgg a sargal def une déclaration commune ne ñoom dootuñu organiser te fudul arène nationale ba pare sensibiliser aussi seen ay yeneen mbokk promoteurs yeeg ñi nga xam ne tous les acteurs de la lutte pour ñuy mën a organiser foofu parce que bu njëkk ka nga xam ne da daan wàlliyaan buñ la defaree war a too wàlliyaan da nga war a toog fi nga dëkk les promoteurs xam nañ ko loolu parce que ñoo ministre des sports yàgg nañu ànd yàgg nañu liggéey parce que am na ay moment yoo xam ne stade amuloon Demba Diop ministre des sports daf leen ko ubbiloon et en dehors de ça daf leen subventionné woon même l'organisation du stadium Léopold Sédar Senghor loolu moo lay won ni donc ministre dafa am benn démarche participative bu muy def maanaam lépp lu muy def dafay def lu ñuy wax validation sociale maanaam da ciy waxtaan ak acteurs yi ba pare discuter ak ñoom ba pare nag def li ñuy wax appropriation donc loolu dafa am solo ci style de management am mais aussi ci style bi muy gérer le sport dans toute sa globalité. nekkoon Mbaye Jacques Diop nekk ca ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram nekkoon tey jii ci suba ganuk King FM ci biir 9-11 Serigne Saliou mu mel ne bu fekkee sa xel daa nekk ci tëgg làmb jàppal ne dootul ameete Léopold Sédar Senghor waaye Pikine rek lay daal di amee. mi ngi noonu kon ca arène nationale loolee moo ko tax a jukko Pape jaajëf cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yooyu xibaaru caada yi bu bàkk bi daano tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. daaw da tàggat yaram jeex na ñu jàll ci caada gi ñu tàmbalee ko kon ak dogal bi njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall jël ni ki démb ci conseil des ministres bi mu doon jiite ci la daal di xamee ni kon grand théâtre bu Ndakaaru kon léegi duppee na ko Doudou Ndiaye Coumba Rose mu nekk kon dogal boo xam si neex na lool ñëpp ñuy yëngu ci wàllum caada ak cosaan Ndeye Mati Dieng. démb ca conseil des ministres muy daje bu njiitu réew mi doon amal ak jëwriñ yi la jëlee dogal bu yees muy dippee le grand théâtre national tambour major bile di Doudou Ndiaye Coumba Rose projet décret bile nag alxamis bi la ñu ko adopté ay at ginnaaw bi tëggkatu sabar bu mag bi dëddoo àddina lépp nag ngir delloo ko njukkal bërëb bi ñu ko dippee bokk na ci tabax yi gën a rafet ci continent africain bi te itam mooy grand théâtre bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest bi yëpp ndax grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose mën na dalal ba 1800 spectateurs ci nguurub maître Abdoulaye Wade nag la ñu ko taxawal ñu dalloo ko bésub 15 avril 2011 lépp nag ngir artistes yi di mën di am bërëb bu ñuy fësalee seeni yëngu-yëngu ànd ci ak seeni fans boobu ba léegi képp kuy ndaanaan jot nga fa jaar waaye waykat yi ñoo ëpp lu ñu fay dem grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose dem na sax ba nekk bërëb bi artistes yi di nattee seen bopp ndax képp ku ko feesal rek mën nañu jàpp ne ci ndaanaan yi nga bokk. jaajëf Ndeye Mati Dieng beneen ndaanaan a ngi nii di Youssou Ndour moom nag jàpp leen ni li mu duppee grand bal gannaaw ba mu ko defee ca Saint-Louis ak Mbour ëllëg ci samedi ji fii nii ci Dakar lay toog rawatina ca CICES ñu bëree bëri tamit di ko xaar ngir riir utali fa Aminata Ba. defati mëninam ubbi atub 2020 bi ak spectacle bu doy waar te neex ca stade Caroline Faye bu Mbour barki démb ci àllarba bi di benn fan ci weerub janvier balaa moo dem Mbour Youssou Ndour demoon na ca Saint-Louis def fa itam spectacle. ginnaaw spectacle yi mu def ci gox yi nekk ci biir réew mi Youssou ma jigéen Ndour fas yéene ko yeggali fii ci Ndakaaru comme ni mu ko baaxoo di def 2020 bi mu nar koo amal ca CICES niki suba di ñeenti fan ci weeru janvier Youssou ma jigéen Ndour wuy di bëggal askan wi ci woy yi muy génni album Grand Show doon bi mujjee mu gën cee fësal jooli mbëggal ak woy bii di Hello beneen son bu bokk ci bile album ñu bëri di ko xaar ci grand bal bi di nay nekk woy bu juróon coow ci dëkk bi.
jaajëf Aminata Ba grand bal boobee kon ëllëg lay am ca CICES ñu bëri di ko waajal ñu wax kon ci Afrique culture urbaine nekk kon ab association boo xam fële la nekk ca Pikine rawatina ca centre culturel ba ñu duppee Léopold Sédar Senghor foofee nag dañ fay former ay ndaw daanaka sax jamono ji rawatina at mi nu génn rek former nañ fa lu toll ci 200 ndaw reportage Fatou Sow. bu ñu duggee ci biir centre culturel bi ñu duppee complexe culturel Léopold Sédar Senghor ci ñaareelu bâtiment bi le kuréel gi di Africulture urbaine sanci ñu yëngu ci lépp lu ñeel wàllum musique hip hop ay rappeurs yu bari fa lañ leen tàggatee ay ndaw yuy soog a soobu ci métier bi ñu fekk leen fa ñuy répété seenub album ku nekk toog ca sa coin di wax di répété la ngay def. ma ne am denja ma jegloo sa mayin nga den sa hands ma bring la bërëng la nga jëmp kërënk ma iri la free la boy fën di fënk. Amadou Fall kenn ci njiit yi nekk ca Africulture urbaine. bi ñu ñëwee fii ci complexe culturel Léopold Sédar Senghor donc février 2006 ñun parti bi ñu occupé boo xooloon sax mooy parti bi nga xamante ne waa koñ bi nekk ci ginnaaw fa lañ doon tuuree mbalit yi ba dépôt d'ordure la woon bi ñu ñëwee ñun culture hip hop bi ñu dajaloo defar ko aménagé ko créé fa ay espace yoo xamante ne jeunes yi nañ fa mën a rencontré boo xoolee départ bi yëpp loolu la woon parce que Afrique urbaine li ko sànci à la base du woon sax projet artistique ni culturel comme ñun ñi daje woon yëpp presque dañu amoon benn dénominateur commun mooy ay nitu hip hop lañ loolu moo tax projet bi ñu gën ko orienté ci culture urbaine rek hip hop bi. lu toll ci 200 ndaw ñu leen di tàggat ci bërëb bi. formation yi moom boo xoolee annuellement mën nañ wax ni minimum 200 jeunes dinañ jaar suñu loxo dama joxe benn exemple il y a même pas mois d'octobre bi ak novembre bi passé rek ñu nag waa Guédiawaye hip hop def nañ benn projet ak partenariat wu GIZ coopération allemande bu tudd jóg waajal ëllëg boo xamante ne encadré nañ ci 120 jeunes alors que loolu c'était juste sur une période de 15 jours donc imaginez année bi yëpp moo tax moo mën a extrapoler tuuti ne 200 jeunes minimum dinañ jaar fi ci formation yi donc yenn saa yi nekk ay formation en musique assistée par ordinateur en graphisme en vidéo en DJ. ñuy woo seen naataangoo yi ñu gën a tegu ci professionnalisme di dem ci école yi ni mel di fa tàggatoo. ñun ñëpp dañoo commencé nekk ci tendance li may woowee folklorisation wu culture bi tëgg ak fecc bi ak conseil yëpp baax na mais daa am leneen lu ko war a jiitu en amont muy formation professionnelle éducation alternative nit ñi bu ñu deful si ñoon xam-xam tàggat leen aussi ñëpp mënuñu nekk ay artistes il faut ñu am ay vidéastes ay graphistes ay journalistes il faut ñu am ay régisseurs il faut ñu am ay rédacteurs il faut ñu am ay ñuy corriger projets yi il faut ñu am ñuy uti xaalis ñuy def crowdfunding loolu yëpp c'est des métiers yu nekk fii yoo xamante ne kenn valoriser wu ko parce que ñëpp dañoo nekk ci esprit wu folklorisation bi buzz bi il faut ñu gis ma il faut ñu dégg ma alors que liggéey bi ëpp solo mu ngi xawee ci suuf mooy ñi woowee les hommes de l'ombre. Afrique culture urbaine kuréel gi taxaw temm ngir fexe ba bépp ndaw bu am passion ci wàllu musique ñu gunge la ba nga am ci expérience bu mucc ayib kuréel gi nekk ci wàccaay féete seen fukki at ak ñeent. jaajëf Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey nag ñu leen di defal nataalub ndem si yàlla Doudou Yaye Katy moom nag ñu gënoon koo ràññee ci làmb ji ak woy yu am solo yi nga xam si da ko ciy daal di def jamono yi nu weesu rek ci la daal di génn àdduna nataalub Doudou Yaye Katy ak Ndeye Mati Dieng. atureer na kuy doon ma samba jeey atureer Atou réer na ba faaw Alioune Badara Mbaye ñu gën koo xam ci Doudou Yaye Katy wuy ji na boroomam ni ki démb fukki fan ak ñett ci weeru décembre atub 2019 gi ñu nekk ak lu làmb ñàkk ndaanaan bu mu dootul amati donte ci làmb la ko ñëpp xamee Alioune Badara jot a am jaar-jaar bu wuteel lool ak way ci làmb. def naa fi armée nekk na fi garde corps je suis de la classe 73 une nekk naa fi garde corps Jean Collin nekk fi garde corps Ablaye Wade 88 def naa armée def assa ñu yóbbu ma gémi may peser 140 kilos. doomi Ndeye Katy Seck ji daawul jokk ci di wax ne El Hadji Mada Seck moo ko dugal ci wayloo ko Arigoni di woon ci yooyee jamono ab tomate. bu El Hadji Mada moo ma wayloo lan mbanaa njéeme ndey biram njéeme biraan bo cabelet ko dul borum njaay Arigoni woote na ndangaan tey jii mu neexal ceeb ni ceeb bu neex Arigoni maa fay Arigoni xanaa dégg nga tamaate Arigoni. Doudou Yaye Katy jot naa jaar théâtre national Daniel Sorano ak RTS wante yàggu fa mu delluwaat école des arts jàngi ndaanaan bi wàcce na alxuraan jàng xam-xam tamit ca daara ak Banjul waaye terewul mu amoon diggante bu rafet ak ñi mu bokkalut woon diine mës naa nettali sax ne ay jamono 1984 nekkoon na ci xat-xat Abbé Diamecoune Senghor taxawu ko Doudou Yaye Katy ñi ko bëggoon bare lool ndax teewaayam ci làmb ak baat bu neex bi ko yàlla mayoon mu jot a bàkk nag ndaanaan bu ne. yaakaar naa ne kenn dootuma réere mbir. j'ai beaucoup fait pour le Sénégal. ñu koy ñaanal mu xippee aljanna firdawsi. ngañ dem baagu wali mata guy galis na
ngañ dem mbag baay waali njaay atureen Doudou yaaykat yàlla na ko yàlla yërëm kon ñu leen doon tollanti waatal ab nataalam ak Ndeye Mati Dieng Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey ñuy dalal Pape Faye bu Arcos laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. Pape Faye maa ngi lay nuyu yow yaay président Arcos national nekk it membre ci conseil national de régulation de l'audiovisuel nu naan ko CNRA ginnaaw ba nu la nuyoo ñu gis ne cinéma bu Sénégal mu ngi def ay jéego yu mag ci at yi ñu weesu ak ay raaya yu bëri yoo xam ne am nañu ko ci sa gis-gis ana lan moo ko waral. li ko waral mooy sunu réalisateurs yi am nañu ko du ma wax rek prix bi nga xamante ne Matou Diop am na ko fële ca Cannes di le grand prix du jury waaye itam ku mel ni Moussa Touré indi na fi ay raaya yu bari ku mel ni ki itam Moussa Sène Absa indi na fi ay raaya am na ay jeunes yoo xamante ni c'est vrai que bi ñu dugal ci cinéma fi léegi yàggul waaye ils ont fait beaucoup de performances yoo xamante ni machallah ça a été salué au niveau international donc aujourd'hui mën nañu jàpp ni Sénégal ci wàllu cinéma mi ngi gis boppam daal. faut toujours être dans l'originalité avoir une belle écriture une belle réalisation un jeu d'acteur éblouissant loolu mooy tax quelquefois boo demee yóbbu ce film en compétition sur le plan international eh bien day jàll faut avoir aussi un très bon producteur aussi xam ne mooy tax ñu xam ce film bi waaw ci la bokk. ñu gis it ci beneen pàcc bi ne série sénégalaise yi tamit ñu ngi jëm kanam bu baax a baax loolu it ban gis-gis nga ci am. mooy lu baax yàlla dogal na sunu gaañ yi am nañu xarañ on a de bons scénaristes mooy li ngeen gis nii ñu koy wane ci télé yi jamono yi yëpp am na ñoo xamante ni sax d'ailleurs am nañu série yu ñu liggéey bu pare mais peut-être chaîne de diffusion yi moo posé problème li nga xamante ni xëy na loolu lay ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ay scénaristes ñu geesu wàllu wi nga xamante ne mooy sunu culture sunu cosaan ak sunuy aada dafa am solo parce que xam nañu histoire bu rafet booy xool jaar-jaaru maam yi démb ñu mel ni Lat Dior ñu mel ni Alboury ñu mel ni Aline Sitoé ñu mel ni kii Damel Makodou Fall Thierno Souleymane Baal Abdelkader Kane parlant de la révolution Torodo ay valeur la yoo xamante ni dégg nga mi ngi fii ci réew mooy affaire jom honneur dignité bëgg sa bopp bëgg sa réew sàmm sa ngor sàmm sa cosaan ba benn xeet du la ñee am na ci ay borom xam-xam bindekat yoo xamante ni liggéey nañ ci pare nañu pour accompagner les télévisions accompagner réew mi parce que réew mi dafa soxla li ni mel jeunesse bi dafa soxla li ni mel pour mun a préserver seen valeur xam ñoom ñooy kan fu ñu jóge ak fu ñu jëm fan la faudrait que quelquefois sunuy réalisateur sunuy scénariste di liggéey ci loolu dañ rek di dugg ci les faits divers parce que booy xool faits divers yi ñuy wane presque reprise u yenn esprit télénovela dañuy changer contexte yi environnement géographique bi mais booy xool histoire yi quelquefois da ngay seetaan benn novela et tu retrouves les mêmes thèmes yi même concepts yi. am na leneen nit lu nemmeeku mooy yenn ci acteurs yu Sénégal yi daanaka benn xeetu rôle rek la ñu mën a def bu ñu leen yóbboo feneen ñu am ci ay jafe-jafe ndax yaakaaroon ne wàllum formation foofu la mbir mi tàggatémbe. comédien bu complet da ngay man ci wàllu comédie ci wàllu drame ci wàllu tragédie ci wàllu poésie ci wàllu mais kooku bu dee comédien bi nga xamante ni par exemple formation bi dafa doyul wala deful formation ci benn forme rôle rek lañ koy cantonné te loolu la mën a jouer su weesoo loolu day am ay jafe-jafe formation bi dafa am solo parce que formation théâtre moo jëkk bu cinéma ñi excellé ci cinéma ñaare mooy ñi nga xam ne dañu jaar ci théâtre xam technique de base yi xam ni ñu doxee ni ñu waxee ni ñu articuler. Pape Faye ñu ngi lay jaajëfal moo fàttali yow yaay président Arcos national doon it membre ci CNRA tey jii yaa nekkoon sunu gan ci Midi Culture. di lay jaajëfal yow tamit Papa Madiakhate Sarr doon dalal ganu ko Midi Culture ñu xoole li léegi yëglekaay yi xëye tey. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. Alioune Badara Cissé encore Alioune Badara Cissé toujours Alioune Badara Cissé daanaka yéene kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ni médiateur de la république ABC moo ngi dox ay jéego ngir andik dal ci coowul courant bi nu yokku ci réewum Sénégal ubbil Vox Populi journal bi ne ABC démb la doon dalal kuréel gi duppee seen bopp ñoo lànk ñoo bañ ngir waxtaan ak ñoom ci coow lu juddu seen digganteek nguur gi fi nekk waaye nag journal bi nee na seetlu gi moo di ndaw ya dafa mel ni arrière nu benn yoon ci combat bi nu dugg tey te la nu xamal médiateur de la république moo di ne du nu dellu gannaaw seenub xeex lu dul ni danoo wàññi njëgul courant bi nu yokku waaye ñu génne ñoom Guy Marius Sagna yenu téye ca biir kaso ba l'observateur ne Fadel Barro bu mouvement Y'en a marre leeral na la nu xamal médiateur de la république di Alioune Badara Cissé ci biir journal Futur Média ba Fadel Barro ne courant bi président Macky Sall yokku ci boppam moom la war a wàññi ndax nag dara nekku ca yoon La Tribune ne gannaaw loolee Fadel Barro li mu wax moo di ne réew mi bu dee ni dafa am ay jafe-jafe ci wàllum koppar ba tax ñu yokk courant bi président Macky Sall ci boppam dafa war a wàññi la muy fayee ko ak la muy dunde bu boobaa
koppar yooyu mu dugal ko ci njëgul courant bi loolee moo gën muy jël mbir mu ni mel di ko gàll ci ndoddum askan wi ba tey ci biir journal des médias bi waaye yaana maar gi di fi xamal ni leneen loo xam si tamit président Macky Sall da koo def tamit yàqi koppar moo di bàngaas yu amul bopp amul genn yi nekk ci biir réew mi lu ci mel ni au conseil des collectivités territoriales Vox Populi ne bu weesoo Fadel Barro itam Babacar Diop moom yatukel la génneel gaa yi fare ci kujje gi bàyyilu leen dara ndax journal bi nee na docteur Babacar Diop dafa jàpp ni amul kenn ku bokk ci kujje gi ku war a taxaw naan damay dem di bokk ci dialogue boo xam si président Macky Sall moo ko woote mu yokku ci ne ñi fare ci kujje gi li leen war a yitteel moo di andi ay saafara ci li naqari askan wi boo jëlee nag discours bi président Macky Sall doon def keroog fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi nu weesu jàngalekatu philosophie bi li mu ca gis moo di président Macky Sall dafa tàngal ceeb waxu fi dara te it waxu fi dara lu bees mu yokku ci ni li ko gën a naqari ca wax jooje nag moo di ne la mu naan gestion sobre et vertueuse fekk boobu rakkam di Aliou Sall ñi ngi koy jiiñ ci mim réew milliards yu bëri yi mu dóor te léeragul li léeragul moo di ndax président Macky Sall dafay def 3e mandat am déet le quotidien yéene kaay ne lu ci mën di am daal gaa yi fare ci kujje gi ci mbir moomee moom yàq nan ko ci luy tàkk te du fay Doudou Wade bu parti démocratique sénégalais ci biir le quotidien ne président Macky Sall ci boppam moo war a wàcce karo yi ndax xamul fu muy taxaw Cheikh Gueye bu taxawu Ndakaaru ne li Macky Sall ne 3e mandat bi bu ca waxee day décourager loo ay farandoom loolee waxi ku daanu ci sareet la ñi mer ba mel ni ñu daanu ci ab sareet moo di gaa yi fare ci kujje gi Walf Quotidien ne lépp nag moo ngi bàyyeekoo ci li nu duppee dialogue national bi ndax nag boo ci jëlee parti yu mel ni tekki bu Mamadou Lamine Diallo ak AJ/PADS bu Mamadou Diop Decroix ñoom ñaari parti yooyu waxuma la dialogue national waaye ci xuloo national la nu jëm ko ne dëgg la ndax nag Mamadou Lamine Diallo ci li nu duppee dialogue national bi gaa yi yàq nañ ko ci loo xam ne weñ wu ca dal dee dialogue national boobee direct news nee na tey laa leen di wax lan moo tax président Abdoulaye Wade ne du fa teg tànkam journal bi ne góor gi mer ba futu la def ci li ko président Macky Sall waxoon dinaa la seet si te ba tey seet seegu ko te waaye te li mu jàpp ni président Macky Sall président Abdou Diouf la gën a respecté que moom Tribune yéene kaay moom tey Mamadou Diagne Fada la xëy fésal ci xatam njiitul Sonacos bi ne naam ne njënd ak njaayum gerte mi am nay ñol-ñol ak i werante yu ci am terewul ni Sonacos manees na cee am yaakaar ki yaakaaram di waaj a tas moo di njiitul société bii di Dakar Dem Dikk di maître Moussa Diop journal bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne démb ci conseil des ministres bi dégg nañ fa président Macky Sall naan kër gii di Dakar Dem Dikk war nañ koo xoolaat l'observateur ne leneen li nu mën a jàpp ci conseil des ministres bi doon am ni ki démb moo di ne président Macky Sall tudde na grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose ca jamono joojee Tribune yéen kaay nee na fekk na Sénéra tëj na Sen TV Oumar Faye bu leeral askan wi ne bu fekkee ni Sénéra publicité yi xeesal moo tax mu tëj Sen TV kon nag président Macky Sall dafa war a dàq bépp jongoma buy ànd ak moom tey xeesal mu nekkoon kon aslëf ci li yëglekaay yi xëyee suba ak tey Midi Culture wàllu musique lañ koy jeexale tey nag ñu andi leen morceau yi nga xam si Abdou Guité Seck mu jénn koo génne ñu jëlal leen ca bi mu duppee Jokko Njal nga xam si daanaka ni ko séeréer yi waxee noonu la ko waxee ci wolof mu ci daal di woote ab gën a booloo ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax ñu ne doon may nopp ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax daaw dëggay mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck fare woon ci kàddu gi production Kaderlo digital Adja Gueye léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëwaat wëyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.